lu ci jub fi mu nekk nii ñun nag mun ñu xëy rek liggéey di wax américain yi overnight changé ko non dafa def overnight xam nu ñu koy wax ci wolof overnight mooy simila ak saala waaw doo ñëw rek simila ak saala nga changé ko déedéet moo tax ma ne damay ñëw waxtaan ak gars yi nañ teg si loxo nag ci lu baaxul boo def lu jàllul dañu teg si loxo ne lii nga du yoon attention lii du yoon boo xamee li ñu la wax nag ñu xool ko ñu toog changé ko moo gën. li ko doore ci RDV ba agsi TNT jaare ci DTV ki fi nekkoon kilifa ak RTS daanaka bawul dara ci wisit bi lii moom Babacar Diagne am nag mbégte ak rafetlu gu mu def ci liggéey bi mu fi fekk mu gis ne nag nguurug Sénégal soobunu ngir gunge projet TNT bi soxal wàllum numérique. TNT di un projet majeur gis nga basculement numérique bi ñuy wax ci àdduna bi loolu dafa nekk ci maanaam li dal jot réew. loolu nag bu Sénégal ci mbagg ñi la nekk ci mbaggu Sidi ak ay rakam moo tax muy lu ñu war a xool état bi war a gestu mais sama xel daf ci dal nag wax dëgg yàlla daf ci dal ndaxte président ci boppam Macky Sall moom wax ne may waxtaan ak moom ci mbiru paysage audiovisuel bi loolu ne ma man Excaf groupe bi dama koy jàppale mu ne ma ban dama leen di jàppale moom ko wax ci gémmiñam te ñëw naa boo ko Sidi Diagne mi léegi wàllum xam-xam ak liggéey bu mucc ayib te jaax yoon loolee nag bu amee jamono ji ci ëttu taskati xibaar bii kenn waralu ko lu njiit gi di Ibrahima Diagne Ben Baz moo waral njiitalu Sénégal BS bi di sàkku ci nag président directeur général bi ak rakam ñu roy ci jëmm jooju léegi. Ibrahima Diagne Ben Baz muy ku ma xam man bu baax a baax def naa bu dee rakke mi ci dëkk bi am na ñu ko xam man ci ñu jëkk la ñu gën a xam la donc ànd ak moom di fanaan ak moom dem ak moom ci ay projet liggéey ak moom ci yu bëri. demoon na sax ba day bara tukki woo ma na ma Babacar yaay xool kër gi de lu fi neex nga xool ko lu fi jaaral yoon nga wax ma ko yaay xool kër gi wallaay tax na ko ba tey donc ku ma xamoon la alors ku bëggoon réewam ku fonkoon fi mu bokk la ba noppi nangoon na ñax pour réewam parce que ma gisee tey jii ay doomam si dikk rakam ñoom ñëpp sol ay dàllam di jaar fi mu jaaroon yore projet yi dara yàqu ci damay kontaan trop damay. jageen jëf ci ànd beek ñun ci DTV 19h jot na xabaaru marax yi. la ci gën a fees bokk na ca ni ñàkkum essence feeñ ci biir ndakaaru borom oto yi amul jaaxle lool tàmbalee tonku waaye itam ñàkkum essence gi tax na ba njëgu jën li yokku dañu ci ñëw ci biir xabaar nu mu gën a yaatoo. dana ci bokk itam wàllum politique fi ñu toll ni tembe transhumance baa ngi ni xus ci biir Sénégal askanu Sénégal jàngat ko ñenn ci ñoom nee ñu jikko yu yàqu ak du bari ci ñoom nekk ay warkat moo tàmbalee feeñ dañu ci ñëw ci biir xabaar yi itam. leneen soxal Sénégal li du paix civisme maanaam daal nit ku funkut réewam toj ak ay yàq bu nu meree Dakar dem dikk du ko weddi ma ngi cay daj lu bari fi mu toll ni tembe ba tax sax fe nga xam mooy UCAD benn bus jaaru fa tey jii ñoo koy jëfandikoo ñaawlu ko daañu ci ñëw ci biir xabaar yi itam. dana ca bokk lu jëm ci wàllum tàggat yaram sunu gaynde yi Lions yi muy U20 yi dem nañ fe nga xam mooy ca Niger ngir nag teewal fa Sénégal ginnaaw ba leen joxe raaya réew mi na gën a démb niskis faram fàcce gi. gërëm leen ci ànd beek ñun ba fi teewloo xabaaru marax yi tàmbali xabaar yi jëm ci mbirum ñàkkum carburant bu am ci biir Sénégal rawatina Ndakaaru capital bi essence moo ca gën a fees la tàmbalee manqué lool moo tax it borom oto yi jaaxle la ñu def jàpp ni fi ñu toll nii tembe du mu ranke dikkal na leen suñu reporter Oumar Danso mu leen seeti woon reportage. station yu bëri fii ci Ndakaaru dañoo daal di ñàkk carburant rawatina li nga xamante ne mooy essence bu ñu sukkandiko ci motocycliste yi ak ñi di automobiliste. ñëw naa fi démb amul ñëw naa fi bërki démb amul tey aussi amul maa ngi uti feneen espérant que dinaa ko am. c'est la deuxième fois depuis une semaine même la fois passée bi ñu ñëwee fii tout le temps duñ sax may ñu taxaw dañuy ñëw rek ñu ne ñu looy seet super non amul après ñu dem da ngay nekk fii di wër bay bëgg a dee mais essence day manqué. weer sa dëru bëgg a dox say parcours bëgg ci liggéey ñëw ci station mooy la amul. mu lor ñu bëri rawatina ki nga xamante ne mooy Alioune nekk livreur. war a liggéeyi
li la jëlee sa kër 5 heures du matin nga ñëw pour accomplir mission boobu nga xam ne moom mooy sa contrat ak entreprise bi amoo essence mënoo xëy vraiment doy na waar. ñoom ñu ngi joxoñ baaram tuuma nguur gi. On parle de pétrole de gaz ci at yi di ñëw te actuellement amul fii je pense que gouvernement bi ci lii la war a gën a sëgg que 10 ans yi di ñëw wala yu demee noonu parce que instant bi ñëpp dañoo bàyyi li leen war dem defi campagne électorale. bi la jafe-jafe ci wàllum essence dina jeex te ci ngoon bu ñu sukkandikoo ci pompes yi. jaajëf Oumar Danso moo demoon seetim borom woto yi borom moto yi ak ñu yëngu ci wàllu guddi mel wane seen na xaru xol waaye tam seenu njàqarem essence bu manqué dana bari fu mu laal ci wàllum koom-koom ci biir Sénégal gii moo tax jën yi mi ngi tàmbalee yokku ndax essence bu cher bi moo ko indi waaye tam manque gi bu manqué soxna Anta Diédhiou def na doxantu ba fa marché Castor fekk na fa jëndkat ak jaaykatu jën lam fa jële lii la reportage. mooy ñàkkum essence gu tar gi loole nag indi ab jafe-jafe ci njaayum jën gi. bu gasoil amul ñoom duñu sawar a ngir ndax li ñuy fere day ëpp doole li ñuy indi daal li ñuy indi du bëri suñu feree ay 500 000 ñëw li ngay jaay ay 25 000 lay jar xam nga kon jën du am loolu moo gën a tax ñuy kaas pour ñu wàññi gasoil bi ndax mareyeur yi mën cee gis seen bopp ñu ne ñu mën cee gis suñu bopp. beneen jaaykat bi moom li mu jàpp rek mooy ni magasin yu mag yi bokk nañ ci luy indi ñàkkum jën gi. dëkk bi di amu gën a tar si jaaykat yi mooy waa Auchan yi moo tax jaayatuñu dara da nga daan ñëw indi keesu jën jaay ko mais léegi keesu jën bi nga ko jaay ñetti fan muy doog a jeex non Auchan dafa yàq marché carrément marché yëpp nag Macky Sall moom Auchan moom xaw ma lu ko fi tax mu indi ko moom mais arrangé wul kenn arrangé wul benn Sénégal non arrangé wul kenn. ñëwoon dugg si soxna si moom di ñaawlu njëgu jën gu cher gi teewul rek muy ñaan ndimbalu nguur gi. fan yii dem wax dëgg yàlla moom jën dafa manqué na cher na daal 2000 da laa jëndee. d'habitude ñaata nga daan jëndee. ay 1500 yooyu rek. kon yokk nañ ko. yokk na moom. loolu nag ñoo ngi kii nii sàkku ñaan pour ñu jàppale ñu si. métti na trop daal. seeni pañeb jën ñu nemmeeku ci yokkute la lañ ko teg bokk ci ñàkkum essence gi ba tax na sax loolee indi ab jafe-jafe ci seen njaayum jën waaye tamit ca ñuy jënd. Adja Anta Diédhiou jaajëf bu fekkente ni ngot ak coof ak yaaboy ak sompat dafa tàmbalee yokku njëg gi lool mbaadu kon gaal yi ñay dem di nappi ñoo demut ndax ko wax nappkat da nga wax gaal moo taxit am na benn usine bu ubbi ca quai de pêche ba nekk ca Wakaam muy defar ay gaal yi ni wax gaalu fibre de verre maanaam nga xam daal moom dañ ko defar ba mu woyof ba tax na dana méngoog jamono te itam du yàq alam gi ndax gaal yu njëkki daan jëfandikoo da ngay dagg garab man caa am bant ban ko inauguré ay nappkat teewoon ko waaye tam ay kàngam bokkoon na ci ñu ko teewoon tam Abdoulaye Ndiaye reportage. ay dukkat di fecc rek ànd ndokk lii rek di wayu mu ndaw rabbin xumulal te dagan firndeel gi mooy ñi ngi nag ci ëttub dëgg-dëgg lébu yi fii ci quai bu pêche bu Wakam gox bi le nag am jamono ji ab bërëb boo xam nag ci la ñuy liggéeyi xeetu gaal yoo xam nag ku wuutu yi nga xamante nag ñi ngi ko doon defare ci dénk bile jumtuwaay bokk rek ci mbëbëtug état bu Sénégal fexe rek ba ñoŋal bërëb bu nappukaay yi. Il est démontré que les pirogues en fibre de verre consomment. gaal yi nii ngeen di gis nag am na lool solo ndax dana tax gën a yaxanal koom-koom waaye dina mën a tax jën yi ñu mën di ko toppatoo bu baax dina mën tamit li nga xam te moom moo di yàgg def ko ndax nag liggéey bi ñu ko liggéey mucc na ayib lool te du am benn jëyi ci biir ndox mi. C'est également le fait que ces pirogues sont insubmersibles parce qu'étant insubmersibles. nemmeeku ak wàññik li gu ñu def ci musiba mbabak mbëbbi am ci biir waax yi moo waral nag jumtuwaay bi dikk rek ngir indi ci saafara loolee nekk mbégte lool ci rek ñi koy jëfandikoo. amul lu mu defarul jigéen ñi luy bat jox nañu ko luy basee jox nañu ko maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla may avancement. yaakaar naa ne am gaal gi moo gën am gaal gi ndax gaal gi nga xamante ne soo ko jëndee 30 ans 40 ans mën nga si liggéey dëgg fa yàlla gaal gi moom macha allah. waaye baax suy bàkku gën dafa teewul noonu lañ ko xam li la ñu bëgg rek mooy jëwriñ ji gàllo wàllu napp ji fexe rek ba machine yi ñuy jëbale mën leen cee boole wante moom mi dëggal na ni loolee dina yemb. boo doolee ñu jël ndax suñu xale yi amagul machine dafa
ñu ngi ñaan nga dolli machine waaye Yoff ñu ngi ñaan nga dolli yëpp ndax yow la ñu yaakaar. Je voudrais rassurer les pêcheurs qui. ma leen di dalal seen xel rek ne leen machine yi ngeen tudd du yàgg dara incha allah di ngeen ci jot am na sax liggéey boo xam ne ñu ngi ci ngir loolee bu yembee yéen ñëpp ngeen amandi ko. bile jumtuwaay bu amee rek dara waralu ko lu lëkkaloo gu Sénégal def ak kuréel gii di Sefaawu Motor mu nekk bu njëkk nag fii ci xëbu Sénégal. bile barab am nag jumtuwaay am solo yoo xamante ni dëppoo na ak jamono rawatina nag li nga xam ne xarala la bu yees ñuy wax géolocalisation fexe rek bu gën a mën a am saytu gu ñuy def dëppoo kaaraange nappkat yi ci biir géej gi. Abdoulaye Ndiaye bu fekkente ni nappkat yaa ngay dóori pooc ñi ñoom daanaka seul moo seeni rongoñ ji jooy mu leen desem muy kuréel bu ëmb 22 ci ay notaire ñoom ñi ngi nekkoon doon wane seen naxaru xol ngir bëgg a taal seen ay diplôme waaye nag dañ caa mujj dellu ginnaaw la tax dellu ginnaaw gi am ak kan tuumal ca coow la lépp dañ caa xëy woote waxtaan gu yaatu waxtaan woo xamante ni bii Mandione Aïdara fekkewoon na ko reportage. collectif gi ëmb 22 notaires yi dige woon ni dañuy rekk jafal seeni diplôme ca buntu palais de la république waaye loolee mu mel ne mujjuta am ndax nag ñoo nga nag joxante rendez-vous ca buntu palais de la justice ñuy dellu si waat lu waral bi leen dogal. non mais diplôme bi par de manière symbolique dañu leen comme on est retiré nañ projet bi nous on va continuer notre plan d'action parce que lii on ne fait que commencer suñu plan d'action bi nag dañ koy continuer bi ñu am gain de cause. loolee waral ñuy xamle ni bile xeex moom pareegul collectif bi sax di joxoñ baaraamu tuuma di xam ne rek ni ku jin njaag Macky Sall moo jin njaag ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel. information yu am pare la jógee parce que ici l'autorité s'appelle monsieur le président de la République Macky Sall il faut ñu wax ñu tey nag est-ce que président bi ça s'appelle Macky Sall wala président bi ça s'appelle la chambre des notaires du Sénégal mais nañ ko wax bu ñu noonu la bu ñu waxoon chambre des notaires du Sénégal mooy président de la République mais on va aller directement à la chambre des notaires parce que l'autorité doit rester fort. ci kaw loole ñuy jox nag ak diirub 2 fan mu doon ab app boo xamante ne nii kilifa yi ngànk réew mi bu ñu fajul ci daal seeni jafe-jafe daañu gën a yëngu-yëngal. dañu ne dans 48 heures ma ne dans 48 heures président de la République Macky Sall su jël les dispositions nécessaires ñun tam lépp lu ñu xam ci révélation yi nga xam ne elles sont de nature fracassante dinañ ko porter sur la place publique. ci seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi kuréel gi ëmb 22 notaire ñoo ngay xam la ni daañu nag yóbbu xeex bi ca bitim réew maanaam di leen bind ay bataaxal di jébaane réewuk Sénégal ngir rek ñu daal di dëppoo wala sax respecté seen àq ak seen yelleef. Mandione Aïdara mu mel ni réew mi dafay saamandaay mbaxalum xeer amul benn ruq bu ñor lu ko indi mooy nux bari na lool ginnaaw ñii di ay notaires yu wane seenuk mer ñii itam di waa syndicat bi nga xam te ne bi mooy confédération des syndicats autonomes ña ngay woo état bu Sénégal ki mu sàmm ay kàddoom la mu diggee woon defu ci lu bari ay kàddu la yoo xam te ne bi syndicalistes yi ñoo ko becci ñoom sax nañu fi ñu toll nii ubbi leen seen i buntu diglu candidat yi ku leen proposé programme boo xam te ne bi day mën a tax ba seen aw nekkin ñoŋ ñu jàppale la ndaje mën ci wate woon soxna Safiatou ko li fekkoon na ko reportage. li soxal jamono ji tolloog période électorale confédération bu ëmb syndicat yu Sénégal mooy ñu saafaral jafe-jafe yu yenn ci organisation yu liggéeykat yi ci noonee sax ñu jàpp ni képp kuy candidat war na wone lan mooy programme am. ñi nga xamee ne dañoo bëgg yor réew mi nañu fexe ñëw ci CSA wax ak waa CSA xamal leen na leen ci wàll wu ne bi CSA yëkkati ñu ngi leen di xaar fii ñu ñëw wax ñu ñoom lan lañ ci nar. askanu liggéey bëgg rek am élection bu ànd ak jàmm looloo waral sax CSA dàq lépp luy fitna muy ñaax candidat yi ñu delloosi seen xel. le 24 février benn bés la ci atum réew mi ci dundum ni réew mi te lu néew la lu warta tax kenn taal réew mi liggéeykatu CSA yi duñ ko seetaan duñ ko nangu. bëri na ci ay secteur yuy jànkonteel ay jafe-jafe jamono ji moo waral sax ba CSA jàpp ni rek président bi ñu nar a tàbb war na taxaw ci lépp luy revendication yu liggéeykat yi. élection taxul ni laaj ak àq yelleef yi nga xamee ne moom la liggéeykat yi di laaj ci loolu jàpp nañ ni am na ci ay mbir yu jàmm yoo xam ni ñi nga xamee ni ñoom ñoo war a yor nguur gi war nañ cee indi ay tontu. waxtaan bi nga xamee ni nguur gi daf koy am ak ñi nga xamee ni ñooy fonctionnaire ak liggéeykat yi dootul nangu
gouvernement bi war a waxtaan ak ay liggéeykat mu beddi centrale syndicale yi ne dafay waxtaan directement ak ñi nga xam ne ñooy syndicat de branche. si jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi CSA fësal feuille de route am jëm ci jamonoy élection yi moom nag muy xamle ni ay négociation yu dëggu te jaar yoon jëm ci lépp luy revendication yu centrale syndicale yi war neen ko ubbi waat. jaajëf Safiatou Koli feuille de route mooy doxalin bi ñu bëgg a doxal seen digganteeg nguur gi ngir jëm li fekk ëllëg xibaar yi ci beneen mbir ginnaaw waa CSA ñiitam di waa SAES ñoom it ña nga ca coow la ndax ñoom jamono ji tembe ña ngay nekk lijjanti nu su ma def ba jàmm mën a am ci biir daara ju kawe joojule tax ñu convoqué li nga xam mooy étudiants yi ñenn ci ñoom waxtaan ak ñoom ci jàmm élection yi nga xam dañ ko dëgmal ñoom itam ndaje ma ca wote woon ay étudiants rafetlu ko lool ci teewaayu Ndeye Fatim Lo reportage. fii ci Sénégal ñoo ngi gis ay mouvement ndongo daara ci biir parti politique yi ñu am doole gu rëy boo xam ne kenn naataablew ko ñu amal njëriñ loolu parti politique yi ba tax na ñoo ngi leen di gën di faral di gis léegi ci biir université yi. ñu nekk ci parti politique yi mën nañ njëriñ parti yi ci fu ñu nekk jàppale parti yi. avenir du Sénégal moo nekk ci enjeu bi. lu jaadu la ab étudiant bokk ci parti politique élection mën na jot mën nga faral kii wala faral ka ca des waaye bu mu tax ngay jéem a gàllankoor sa morom. wante nag ñu bokk ci mouvement yi ñoom gis nañ ni loolu taxul ñoom ñu mën a dugal seen loxo ci violence université warul nekk ab champ de bataille. combat actuellement bi politicien di mener c'est pas du combat étudiant yi violence bi la ñu war a éviter à tout prix parce que wax naa ko sànq Sénégal moo ñu gënal lu ne bépp parti politique bu fi mënta nekk Sénégal moo ñu gënal parti boobu. donc ñun ay sénégalais lañ avant tout. am na si ñoo xamante ne ni dañuy utiliser étudiants yi pour à des fins personnelles mais je dis que ne le rôle de l'étudiant n'est pas ça un étudiant d'abord dafa nekk koo xamante ne xam-xamam dafa war a màcc. ñu ngi lancer appel ku si nekk à la retenue ku si nekk mu xam li ko war ku si nekk mu jéem a jëfinu citoyen. ngir mën a saafara li ni mel tey jii faaw nag ku jël ay responsabilités am jaaxale ko ci tëral ay daan yu métti. waxtaan nañu ak ñoom ci par rapport ak violence yi ak détention d'armes yi parce que dafay exister lu exister la ay étudiants ñu ngi fii ils sont armés yi ko yor seen chambre yi lancé nañ leen appel wax nañ leen ñu jóg ci parce que c'est eux qui doivent maintenant se charger de la sécurité des étudiants. ba tax na woote SAES bi étudiants yi gis nañ ni dafa ñëw ci waxtoom mouvement politique yi ak ñi nga xam ne bokkuñu ci wàllum politique ñoom fas yéene leen def seen kéem kattan ba gën a ñaax seen morom yi ba du am benn jàmbarloo ci biir université. ñu dugg ci wàllum politique jën caa xuus ndax élection dañu ko dëgmal jana xam ngeen ni PDS fi mu toll nii ba tey amagul candidat bu mu joxoñ ndax amul candidat bu mu samp ka mu sampoon candidature am jàllut muy Karim Meïssa Wade moomu leen ay jàngat ci wàllum politique juddu parce que xibaar yi jàngat ko ku ne ak xalaatam ci mbir mi ndax PDS ñàkk na pouvoir ba faaw wala lii guleet lu mu mën a jural PDS ëllëgëm ci wàllum politique am gëstu soxna Adama bi tey. ngir tabb Karim Wade mu nekk candidat bu parti démocratique sénégalais ci élection présidentielle yi ñu dëtmal tax PDS ñàkk ay kàngam li ni mel nag waral poids électoral am dal di wàcc bu ñu sukkandikoo ci les politologues. bokkatul ci champion yi parti démocratique sénégalais ci mbër yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci touche bi ci ñooñu lañ leen féetale fi mu toll nii. te am na électorat fixe boo nga xamante ni tey jii même bu fekkee en temps am na lu ci xaw a wàññeeku. c'est un parti structuré parti la boo nga xamante ni tey jii am na taxawaay ci réew mi ci gox-goxaan yi foo dem fekk fa donc parti bu mel noonu tey jii bu demee ba amul candidat nit ñi dañ koy soxla. li ni mel tax PDS am ñaari tànneef fi mu toll nii mooy boycotté lii di élection yi wala daal di bootu ci benn candidat ngir rek mën a dugal loxoom ci les élections. ku mel ni ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck mën na am kaañam ci li nga xam ne moom mooy militant wu parti démocratique sénégalais yi. ku mel ni ki nga xam ne moom mooy Madické Niang nga xam ne moom la ñuy wax ne mooy candidat naturel bu PDS moom it mën na am li nga xam ne moom mooy wàllam. waaye it ñu bàyyi xel ci ki nga xam ne moom mooy Macky Sall nga xam ne moom démb ak bërki démbam ñëpp ci waa parti démocratique sénégalais la woon te tey am na ñoo xam ni ci parti démocratique sénégalais ñu jox ko baat moo leen gënal ñu jox baat keneen. Pape Amadou Fall wute gis-gis lool ak Assane Mbaye mi jàpp rek ni Ousmane Sonko moo nekk candidat bi nga xamante ni maître Abdoulaye Wade mënees na ko tàllal loxo. li ko jotale ak Idrissa Seck depuis
2008 2009 ba léegi jàpp naa ni ba léegi réglé bu ñu seen contentieux. Madické Niang façon bi mu génnee ci parti démocratique Sénégal ñëpp gis nañ ko tey ji jubóowu coon ak Ablaye Wade te Ablaye Wade bi muy dem tamit nee na ko man sa candidature ànduma ci donc gëwuma mu soutenir mu dem ba ci mu di ko soutenir donc ñi ci des Ousmane Sonko la ak Cheikh Issa Sall bu PUR tey bon peut-être ci chance boobu peut-être Sonko mën na ko gën a ëpp chance pour bénéficier ci parti Abdoulaye Wade. naam sax tel mën na am ci décision yi nga xamante ni maître Abdoulaye Wade mooy ki koy jël moom it ñu di ko xaarandi fii ci Ndakaaru fii léegi fan yu néew. jamono ba ni xaar ñëw Abdoulaye Wade ci biir Sénégal fekk na Macky Sall moom candidat wu Benno Bokk Yaakaar daal di nay taxawal directoire de campagne am lam nar mooy wër Sénégal fu ne mu teg fab tànkam wax ak askanu Sénégal wi lépp ngir am deuxième mandat ndaje moomee am na lu mu tënk teg ay programme am na juróomi poñ yoo xam moo ci gën a fees dañ ci xuus ànd ci ak soxna Aïda Mbène Niass. directoire bu campagne bu président Macky Sall ñu amal ko nag ci teewaayu partisan yu njëkk ya ak allié yu bees yi nga xamante ni ñoom dugg si nañ ci mouvance présidentielle bi le doon itam jamono joo xamante ni dañ cee oote boole seeni doole ci présidentielle 2019 yi ñu dëkkmal. tant que ngeen di doxee élection foo ko bëgg a gagné da nga ñàkk ñu doxee tànk dugg kër par kër waxtaan toog loolu ñu xas leen ñun gis nañ suñu bopp. xam nga dëgg la lépp àdduna moom lépp mënul sotti si benn bés. Sénégalais yi dem dañuy waxal kon wax ji dafa war a ànd ak teggin. ginnaaw woote bile njiitu réew mi Macky Sall fësal na programme bu yees bi nga xamante ni tëral na ko mu rek def ci juróomi pàcc. bi ñu tuddee le PSE jeunesse tudd le PSE économie sociale et solidaire pour jigéen yi tudd le PSE économie numérique inclusive. tudd le PSE vert pour la reforestation durable du territoire national bi ci des nag mooy ngand mi ñu ngi nii l'industrialisation. jamono ji nga xamante ni nag fake news mi ngi law maanaam xibaar yu teguwul ci yoon njiitu réew mi moom lam ca jàpp rek mooy lu ñu war a xeex la ci jamono ji nga xamante ni dañoo dëkkmal ay élections. pour résoudre les questions de coordination les questions d'intervention au niveau de la presse. Il faut que les informations soient données par des personnes habilitées. À partir du moment où la campagne commence, plus personne, s'il n'est pas habilité, ne peut parler au nom du candidat. Sinon, nous allons aller dans une cacophonie généralisée. ci programme bu yees bi nga xamante ni njiitu réew mi da ko rek daal di tëral taskatu xibaar yi nag desuñu te ginnaaw ndax bu ñu sukkandikoo ci Mouhamadou Boun Abdallah Dionne 25 ci téeméer boo jël ci fonds d'appui bu ñu rek jagleel presse bile daañu ko jëmale ci taskatu xibaar yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci presse en ligne bile ndax la mu bokk ci jumtuwaay yu am solo yi mën a yaatal jokkalante bi ci at yu ñu jëm. soxna Aïda Mbène Niass jaajëf dafa mel ni élection yi lu mu gën a jege si réew mi gën di jax ci bépp boor lëkkaloo yi ci wàllum coalition ak ñiy transhumé di gën a bari askanu Sénégal nag jàngat ko na gis na ni kat léegi transhumance yi moom bari na lool ñenn gis ni daal ak lu mën di xew dafa mel ni dafa am ñoo xam te ni bi dañoo tàmbalee bëgg a jaay seenu ngor ak su néew la ñu amoon gëstu soxna Penda Badji. transhumance di gën di lëmbe ci mim réew ginnaaw ay leader politique yu bëri demub Aïssata Tall Sall fekk ji kii di Macky Sall boobu moo gën a fës jamono yi de mu nekk nag ab mbir bu ñenn ñi jàppee absence d'éthique ak morale politique. lu may ñaawul la parce que Aïssata Tall Sall mënuñoo nangu di moom mu toogoon fii nii ci projet TER bi rek lu nekk xas na ko Macky Sall lu nekk wax na ko parce que day mën ni deux faces cachées la loolu rek la mën a doon absence d'éthique ak ñàkk gëm-gëm. du gore di léegi puisque dañ leen recalé ça serait normal ñu dem ci beneen parti politique boo xamante ni dañoo bokk ay gis-gis léegi de ce fait di leen permettre ñu mën a def li nga xamante ni moom la ñu bëggoon mais d'une manière indirecte. mënees nañ ko bañ a jàppee transhumance waaye jàpp ni rek ab engagement politique la bu ñu sukkandikoo ci Demba Dangui moom mi la nag ay jamono ci PDS la bokkoon laata mu cee génn di fekk ji kii di Macky Sall. transhumance amul mun gëwuma loolu gëm-gëm la ak bëgg-bëgg tey vraiment sama candidat ñëwul bokkul ci élection yi te duñ ko forcer pour mu bokk ci ay élection tey man maa am engagement dem jàppale ji le président Macky Sall. xalaatam méngoo ak gis-gisu Lucien moom dafay dëggal tey di rafetlu ñëw Aïssata Tall Sall ci biir mouvance présidentielle bi. ma gis transhumance
nekk loo xam ne tey dafa bon kii di Maître Aïssata Tall Sall moom daa toog mu xam ne wax dëgg yàlla moom volonté engagement war na ko permettre au moins mu participer si élection yi. politique Sénégal moo màgg foo xam ne nga xam ne nit warta taxaw ne carrément man lii laa gëm lii laa gëm. lu ci munti am yi lépp citoyen ñi ngi ñaawlu bi lépp situation ba noppi di ñaax homme politique yi ngir ñu gën a xoolaat seen doxalin. jaajëf soxna Penda Badji xibaar yi ak politique ak la mu jur ci ay xeetu manifestation toj beek yàq bi yenn saa yi mu am ñoo ciy fay kaasin tojut bokk na ci askanu Sénégal ñu jëlal li nga xam mooy Dakar Dem Dikk yi Dakar Dem Dikk nag coow li ak yàq bi tax na dafa teggi la jege UCAD ndax jàpp ni foofee bu fa jaaree mën na faa ñàkki biisam suñu reporter defub doxantu xool askan wi ak it njëfandikukat yi jàngat buñ ci am gëstub soxna Adjara Ndiaye reportage. communication wu Dakar Dem Dikk bi si bu ñuy dévier ñu jàpp ni nag yoon la ñu wax leen li am balaa ñuy toog di xaar jëmale fu kenn xamul ay bus yu dul ñëw. leen di xaar ba sonn léeg-léeg ay waxtu yu bëre da ngay xaar bus du ñëw te doo xam lan moo tax mu dévier. chaque fois boo xaaree Dakar Dem bus ñëwul boo bañee tardé sa liggéey da ngay mujj fay beneen car pour dem alors que yow déjà fayoon nga vignette ba pare. déjà da ngay teel a jóg dugg si bus yi da ngay yor sa carte day ñëw ba da ngay dugg ba ci yoon bi daal ñu teggi nga ne lan la ñu ne dañuy teggi tey dañ lay wàcce foo xamante ne du la arrangé da ngay tardé xam nga loolu tamit day metti ci ñun. bu ñu sukkandikoo ci soxna si direction bi nag dafa def rek lu ko war ngir aar bus yi lii. Ils ont raison d'une part parce que tamit université buy grève ñu jaar fii nii après bus bi la ñuy toj te bon bus yi tamit suñu kii la nu mu tuddati ñun ñoo ko soxla donc buñ ko tojee tamit ñu nag ki jëlaat ay xaalis bu bëri di ko ci dugal tamit mooy loolu waaye tamit d'autre part tamit c'est un peu nu mu tuddati c'est un peu dérangeant pour ñun ñi nga xam ne dañ koy jël parce que des fois da ngay toog des fois doo xam sax ni que dañoo dévier nga toog ci arrêt bi pendant 1h30 après ci ngay doog rendre compte ni que dañoo kii nga obligé di wutaat yeneen moyen pour dem loolu yëpp ça pose des problèmes. ci noonu nag ñoom ñi lee ñuy artu étudiants yi ak direction bi kenn ku ci nekk jël ay responsabilités. nañ ngi def peut-être dans le calme genre yooyu noonu bañ a sànni xeer peut-être bañ a baaree tali bi mun nañ def marche pacifique genre yooyu noonu parce que quoi que l'on dise tamit tant que muy am grève bus yi moom dañuy dévier. situation yi bu amatee que direction bi wala yeneen piste ñu mën a def benn plan de communication pour informer les abonnés de telle sorte que ñoom dinañ mën jël seen ay dispositions. gannaaw ay waxtu yu ñu dévier avenue Cheikh Anta Diop bile ndax grève yi nga xam ne étudiants yi dinañ koy amal bus yi nag jëlaat nañu seen yoon loolee nag ñi nga xam ne ñoo siy dugg am ci mbégte lool. bus bi ñëw na waaw. xibaar yi wéy ci beneen mbir jàppale ni coowal corruption guerre gi mi ngi lëmbe réewum Sénégal ñu ko xamle mooy waa Amnesty ngeen baal ma ñu ko xamle mooy waa Forum Civil. la ñu wax bokk na ca lu jëm ci nekkinu askan wi ak ger gu tar gi nga xam gis nañ ko ci lool yokku nañ ca sax ni dafa jot nag nguur gi def kem kattan ba gën a becc ay pexe yuy xeex wàlla gu ni mel moo tax suñu reporter def doxantu ginnaaw rapport bi nga xam te ne bi moom la waa Forum Civil génne dal ci kaw doxeenu njiitu réewum Sénégal président Macky Sall moom yi am na ay kàngam seen kàddu jib na ci wàll gi la ñu xam ne mooy jot na Sénégal def kem kattan ba xeex ger gi lëmbe Sénégal reportage yëpp soxna Chantal Badji reportage. international ci téeméeri poñ yi ñu laaj ñeent fukk ak juróom rek lañ ci amagum li waral li ni mel di impunité bi maanaam lu neex waay def bi am ci dëkk bi suñu sukkandikoo ci kàddu société civile bi. lu koy indi impunité bi mooy ni que dañuy gis ay nit ñu koy def avec des rapports yu fi nekk kenn du leen sanctionné parce que bëri nañ fi ay organes. yoo xam ne seen liggéey loolu la malheureusement on constate que ni ñooñu seen liggéey yembul ba tey. ba tey muy xamle ni ginnaaw liggéey bu am solo boo xam ni ñu yor wàllum bonne gouvernance fi ci Sénégal ñu ngi koy amal li njiitum réew mi digle woon muy rupture ay gént la ba tey ci Sénégal kumba am ndey ak kumba amul ndey la ñu nemmiku ci traitement wu rapport yooyu la institution. Prodac bi 29 milliards ñu jël Mamour Diallo Ousmane Sonko li mu wax par exemple. rapport yi OFNAC di def di ko jox président de la république fu muy mujj fenn. dafa mel ni dañ koy politiquer parce que da ngay jël benn boo xamante ni nee nañ IGE def na ko 1,8 milliard jàpp Khalifa tëj mais IGE def na beneen rapport 2013 bu ne nañ ubbi l'enquête ci Samuel Sarr.
yi les sénégalais nag di ñaawlu résultat yi nga xam ni njàngatu bile ONG moom la génnee ñu jàpp rek ni justice bi jot na nag mu wane dooleem ak indépendance am. corruption moom bokk na ci li nga xamante ni day delloo réew gannaaw baaxul ci jeunesse. procureur de la République ñun dañ koy fay suñu xaalis mu am ay liggéey yu ko sant mooy yi ni mel bu amee dafay jël ay responsabilités mu ubbi l'enquête. Sénégal mi ngi ci gutta gu doy waar bu ñu sukkandikoo ci Transparency International ñu jàpp ni ñu jiite defuñu benn jéego ngir xeex li nga xam ni mooy guerre waaye tam dossier yi nga xam ni moom la organe de contrôle yi di génnee daanaka du yegg ci loxoy justice loolee lépp nag moo waral li ni mel bu ñu sukkandikoo ci bile ONG. yegg nañ ci ponk bi laf laaj xibaaru marax yi muy wàllum tàggat yaram xam ngeen ni sunu gayndey U20 yi yàgg nañ fe nga xam mooy ca Niger war fa teewal Sénégal jox na leen li nga xam mooy raay réew mi ci teewaayu kilifa yi ngànk tàggat yaram ak it di tàggat loolu nga xam mooy équipe bu ni mel ndaje moom itam teewoon na ko Amadou Makhtar Ndiaye reportage. mbooloo bu takku ñoo teewoon ba ministre bu yore wàllu tàggat yaram di jébbal drapeau bi équipe football bii di U20 ministre bi nag ñaax na leen ngir suñu demee ca Niger ñu wane fa jom te défendre suñu drapeau. ndaw ñi nag ñu leen di jox kaddu yi ñu président Macky Sall jébbal pour ñu jox leen ko muy kaddu encouragement kaddu jàppale mais kaddu yeb leen pour bu ñu demee foofu ci jongante bu nga xam ne ay réew ñoo fay daje. ñu jaay fa bu baax xar kanamu Sénégal. yooyu la ñaax nag tàbbiwul ci nopp ku tëx ndaxte kii di seen entraîneur nee na pare na ngir teewal Sénégal moo ngi ñuy xamal tamit bébétam. pare nañu pour dem représenter suñu dëkk ci représentation bu rafet maintenant gagné du loo xamante ni dañuy taxaw nii ci mbedd mi di ko wax gagné lu ñuy def la ci biir terrain bi. li ñuy def ci biir terrain bi moo ñuy permettre ñu gagné. li nga xamante ni moo lay permettre nga dem deuxième tour. suñu objectif premier mooy bokk ci ñaari place yooyu ba pare. joueurs yi tamit kenn demul ñu des ndaxte ñoo ngi ñuy xamal ñoom itam xam nañ li leen fay xaar. am nañ leen da gis nañ ne joué nañ ñoom Togo donc nekk loo xam ne ñoom war nañoo mën a jaaxal foofu aussi quoi waaw merci. mu nekk nag juróomeelu yoonam bu Sénégal di participer ci Coupe d'Afrique des Nations U20 Sénégal nag mu ngi bokk ci poule B war ko sekk ak Mali Ghana ak Burkina Faso. jaajëf Amadou Makhtar Ndiaye waaye itam jàngeen jëf ci ànd beek ñun gërëm leen ci ànd bi ngeen ànd ak suñuy programme ni skis 20h jot na amaat xabaar ci kàllaamay français lay doon Mouhamadou Diallo moo koy faram fàcce ñaar leen ñu bokk fanaan jàmm ak suñuy programme ci DTV illa li fa